donc suñu mbokk internet yi nuyu naa leen yéen ñëpp comme ni ngeen ko xamee ci durant les élections locales dinañuy ànd ak ay candidats yi nga xam ne ni prévoir nañ quelque chose de particulier pour les femmes pour jox leen la parole pour ñu gën ñu mën a wax lan moo sabab seen candidature ak lan lañ ñu dencal donc tey ma am mbégte de recevoir Jupiter Lo mi nga xam ni c'est un jeune de la banlieue de Pikine Nord ñu xam ko ci mouvement banlieue future xam ko ci initiative yoo xam ni yàgg na ko jël fait partie des jeunes quand même les plus dynamiques de la commune ça je le dis tey nag mu nekk candidat pour les élections locales ñu dalal ko fii Jupi nuyu naa la. jërëjëf Fatou Warkha jërëjëf waa kër Warkha TV d'abord jërëjëf mbokki internet yi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Pikine rawatina waa Pikine Nord di am mbégte nag vraiment bu ngeen ma ko permettre ci at bu bees bi déjà di leen présenter samay meilleurs vœux di leen ñaanal atum naataange di leen ñaanal atum xéwal di leen ñaanal atum jàmm di leen ñaanal atum mbégte bu loolu weesoo it maa ngi ñaanal képp bépp ndaw bu fi nekk ngay doomi gox bi am projet di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am doole moom mooy sottil mu sottil ko ginnaaw loolu it bu ngeen ma ko permettre vraiment ma dellusiwaat ci Warkha TV parce que macha allah c'est une fierté nekk ndaw nekk sama rak donc ma ñëw tey gis la mu bëggoon ak fi mu ko indi ak fi mu yegsi kon nag ma vraiment mention spéciale à vous maa ngi leen di ñaanal aussi yàlla teg ci loxo parce que yàlla moo yor doole te ku ànd ak moom it doo mës a wéet kon nag yàlla leen di dénk mu ànd ak yéen teg loxo bu baax a baax ci Warkha TV ba li seen i mbëbët yëpp accomplir fi ngeen bëgg a yóbbu Warkha TV incha allah rabbi ngeen yegg. amin amin donc nga nekk candidat pour les élections locales nga ma bàyyi la nga présenter sa bannière wax ma lan moo sabab sa motivation ba ak sa candidature. waaw jërëjëf ci laaj bi parce que ay doomi gox bi lañ wax nga ko. ñu yàgg depuis pratiquement lu ëpp fukki at di xeex ngir gox bi tey nag dafa jot ñun en tant que ay doomi gox bi ay ndaw ñu indi bannière tuddee ko liggéeykat yi ñu jàpp ne ab dëkk ku koy defar da nga koy jox ay liggéeykat kenn ko jox ay waxkat ndax nag li ñu seetlu mooy ñi nga xam ne dañoo opté jël politique daf ko métier la ci ëpp ci ñoom amuñu woon benn métier donc wax mooy seen métier waxkat nag boo ko dénkee dara bëgg a xaar résultat da ngay indi problème. donc bu ñu yeggee ci loolu mënu la jox lu dul ay kàddu moo ñu indi sabab ñu teg liste bu ñuy woowee liggéeykat yi donc mu nekk alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes avec liggéeykat yi loolu nag bi ñu koy def aussi choix bi dañ ko def ci ay ndaw parce que comme ndaw moo am fugg moo am doole moo am loolu noonu yëpp ñu bëgg ko transformer en une énergie positive donc ñu mun ko tabaxee donc li nga xam ne moom mooy goxu Pikine Nord ci biir loolu nag liste bi ñu indi liste bi quasiment 80% wu ñu ngi sekk liste bi ay ndaw lañ ay jeunes ñoom ñoo ko ne waaye nag dajee ndaw rek daylul xel moo tax ñu daal di ciy toftal nag ay kilifa yoo xam ne vraiment am nañu expérience nekk ay liggéeykat ñoom it ñëw gunge ñu taatagal ñu taataan ñu vraiment li nga xam ne moom mooy jàppale ñu ci li nga xam ne moom mooy tete ñu ci liste bi nga xam ne moom la ñu indi muy liggéeykat yi fas yéene ñu accompagner ñu daan nag li nga xam ne moom mooy baatu askan bi. léegi pour élection yi mën nañu xam yow ci sa programme lan mooy les grands axes déjà de ton programme. waaw jërëjëf yaakaar naa ne déjà xam nga Pikine Nord nag dafa am nu mu bindoo yàlla dogal ñu am ñu ko dénk ci biir juróom-ñaari at yi daanaka amul lu ñu def Pikine Nord dafa ñu fi dara Pikine Nord amul lu bouger kon nag si biir loolu dañuy dellu si déjà ci li nga xam ne moom mooy li njëkk nag ci Pikine Nord nga xam ne dafa gën a suuxa muy cadre de vie wàllum cadre de vie nag vraiment dafa nekk loo xam ne daf ñu yàgg a soxal parce que ba lu ëpp ci combat yi nga xam ne porté nañ ko fii ci Pikine Nord donc wàllum cadre de vie boobu da si am solo ci nga permettre ma aussi ma ibbi benn parenthèse mooy dañuy faral parfois di dégg maire muy wax lii compétence am lii du compétence am yàlla dogal ñu nekk ci 21e siècle jamono ibbeeku ñu nekk à l'ère du numérique donc loolu aussi su ma koy tudd di ko misaal parce que bëgg xamal ko ni déjà partenariat am na coopération am na la ñuy xaar mooy maire boo xam ne da ngay transcender li nga xam ne moom mooy say compétence mun a dem mun a undi mun a xam ne lii lañ ma dénk waaye lii su ma koy indee te bul sama compétence mu gën si askan mi nga def ko ci biir loolu nag ñun aussi ci volet assainissement naam doy compétence su mairie waaye ko askanu Pikine Nord suñu loroo sonn
dafay jot nag ñu jug outil partenaires yoo xam ne incha allah rabbi dinañ ci taxaw ma nga xam ne lii wàllum assainissement ñi ngi dëkkee diggante tali bu mag ak tali bu bees nga xam ne bis bu yàlla sàkk seen égout yaa ngay ball bu nawet ñëwee kenn du fa jàll xam nañ li may wax loolu nag entre nga fal maire boo xam ne nee na ay compétence am lay doxal te la mu la wax ci compétence am doo ko gis wala nga jël ndaw yi dëkk ci gox bi nga xam ne politique du seen métier dénk leen ñu mën a indi ay partenaires yu leen tàkkale ak calvaire boobu ngeen di dund donc la balle est dans votre camp yéen askanu Pikine Nord rawatina ñi dëkkee ci boor boobu ngeen xool ci tànneef yi waaye Fatou ci biir loolu it du ma ci jugee éducation parce que suñu réew su sooxee éducation dafa am solo te dafa am lu mu manqué lu bëri donc jot na ñun en tant que jeune ñu defarwaat defar génération yi ngi di ñëw ci biir loolu aussi gis nañ yeneen communes yoo xam ne ñoo leen ëppi doole élèves yaa ngay jàng yi du ñu jëndi kaye ñu leen di defar cours de vacances di leen jox yi kaye ñun suñu budget amul fenn foo xam ne mu ngi fay dugg lu ñu mën a gis lu dul chaque année ñu tafalaat école yi jënd ay produits yoo xam ne buñ la génnelee factures yi sax da ngay tiit bu weesoo loolu amul leneen mesure d'accompagnement yoo xam ne yu sérieux la yu sérieuse de plus ou moins yoo xam ne dafay ñëw ci école yi ci biir loolu aussi am nañ beneen programme boo xam ne pour moderniser école yi la quasiment soo xoolee mun nañ ne 90% de nos écoles yi nekk fii ci biir commune bi daanaka dañoo vétuste parce que école yoo xam ne bañ ko defaree ba léegi néew na ay coppite yu ci am ci biir loolu aussi ñun am nañ programme boo xam ne pour loolu la pour ñu moderniser waat école bi gañewaale foofu de l'espace boo xam ne dinañ ko mën a convertir en autre chose pour commune bi aussi mun a amaat yeneen patrimoine yoo xam ne commune bi moo ko moomal moom moo ko boomal boppam lii ñuy wax nag dafay parfois mën na nekk si ñeneen ñi loo xam ne dafay xaw a rëy parce que bu dee ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite suñu commune seeni ambition rëyul donc booy tudd yu mel noonu dafay grandiose si ñoom la ñuy wax rek mooy fa ñuy jëlee xaalis mais yaakaar naa ne ku bëgg a liggéey doo am benn limite te incha allahu rabbi jigéen naa ko ak ña ma dëkkal ne leen maire nee na égout boobu du compétence am te muy 1 kilomètre 100 de tuyau kon nag ñun déjà avancé nañ si loolu lu bëri te digg nañ ko ak ñoom ñu leen balaa juróomi at suñu leen dindilil tuyau boobu di ball diggante tali bu mag ak li nga xam ne moom mooy tali bu bees suñu defee mandat juróomi at bu ñëwatee di leen laaj mandat na ngeen ñu xaañ bu ñëwatee bu leen laaj mandat bu leen ñu voteel ci biir loolu aussi tamit ci laay ñëwaat ci organisation ak vraiment yeesalaat li nga xam ne mooy marché zinc parce que marché zinc nag nit ñi lañ cay politique dafa bëri li ñuy tudd marché bi bëri na loolu mais soo xoolee tey ca Pikine Nord lu ëpp ci recette am marché bi moo koy dundal est-ce que li marché bi est-ce que la muy dundal mu ngi ciy gisaat boppam kon jot na xaalis ba nga xam ne marché bi moo koy injecté ñu koy delloowaat ci marché bi waa marché di si mën a gis seen bopp au moins mairie bi war na am benn programme de modernisation li nga xam ne mooy taabal yi fa nekk ñu jekkalaat ko parce que ñoom ñooy fay at bu ne war nañu ñëw jekkalaatal leen seeni table defaralaat leen ko karolawaat leen ko ba mu très bien bu loolu weesoo war nañ leen defal système de drainage waxuma taf yëngal yooyu ma fa seen fan yére mais vrai système de drainage boo xam ne waa marché zinc suñuy yaay yi dinañ jaay bu nawet ñëwitee dinañ jaay incha allah rabbi te duñu gis leen lu leen jaaxal nga weesu loolu aussi marché boo xam ne ñoom ñoo la yor di la dundal baax na aussi suñu nekkee pendant 1 an comme niñ ko waxee ñu xoolalaat leen seen zinc yi xoolalaat leen li nga xam ne moom mooy toiture yu ñu am foofu yeesalaat leen ko waaye tant que amagu leen mairie bu leen di liggéey loolu da leen di nax liggéeyalu leen xam naa nag lañ fi am ci programme sax macha allah mënuñu ko yëpp yamale ci xam naa temps d'antenne bi juste rek ma dellusiwaat ci yeneen ligne lu mel ne moderniser waat suñu lieu de culte allouer leen subvention ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy benn programme mu pavé nga xam ne am nañ ko depuis quasiment 3 ans bëgguma tudd partenaires yi parce que gars yi fii dañu gaaw ci récupération mais programme pavé boobu déjà daf ñuy permettre mu jàpp bu baax a baax ci xëyum ndaw yi donc loolu nag ñu ngi ci ak ay partenaires gis nañ nag fan yi vraiment amu kuy wër di wax ne day pavel waa dëkk bi nit lu mu la defal ci fukk at ak ñeent en 14 ans lu la nit defalul bu la ñëwee naa la ko defal ci juróomi at yi nam la naxee woon ba falu noonu la bëgg a naxaatee. effectivement léegi nag fii moom Warkha TV la te ku ne xam na ni Warkha TV espace boo xam ne jigéen ñi dañ ci am une place privilégiée et c'est vrai que jigéen ñi ci société bi lañ bokk parce que yi ngay wax nii yëpp comme programme dina am njeexital ci jigéen ñi ndax tey égo yi bu ñu ko defaree ñoom it dina leen noppal mais particulièrement est-ce que ci seen programme am ngeen réflexion yu ngeen jëf jëmale ko ci jigéen ñi
yooyu yan la. loolu dinaa ci sawar a tontu parce que déjà man particularité bi mu am avec les autres candidats yi nekk ci commune bi mooy benn maa ci gën a nekk xale mooy candidat bi gën a jeune ci candidat yi fi ne beneen bi si ne ñi si des ñu si ëpp dañuy ëmb beau acteur de développement mais avant ñuy bëgg élection kenn mësu leen gis ci action développement soo gisee ma soulever loolu mooy déjà man damay dund ak jigéen ñi rawatina jeunes yi di xam seeni jafe-jafe ñi may seetaan nekk ci ay kuréelu jeunes xam nañ li may wax damay dund ak ñoom xam seeni jafe-jafe ñuy àndandoo di si wuti solution kon bokk na sa yi tax tey ñu ñëw di laaj mairie laajuñu mairie pour am liggéey parce que yàlla dimbali nañu am nañ su fu ñuy xëy heure ñun suñuy waxtaan waxi politique dañuy xëy ba wàcc ñëw di soogay waxtaan waxi liy defar suñu gox waaye nag Fatou Warkha li nga ma laaj dafa am solo et loolu quasiment mun naa ne wàllum jigéen ñi mooy programme bi gën a mag gën ma soxal ci suñu wàllum utum mairie xam nga li tax ma wax la loolu mooy man dama judd ci famille boo xam ne macha allah sama papa fonctionnaire la woon ñi may déglu dañ may faral di dégg ma koy wax suñu proximité sama papa dafa nekk fonctionnaire bi may nekk xale ma gis sama yaay mu nekkoon benn taaba parce que da daan yeewu 5 heures du matin avant ñuy yeewu génn bale buntu kër gi teg ban bi muy jaayee beñe teg génne yemi lakkee beñe di ko lakk li tax may nettali anecdote boobu mooy sama papa fonctionnaire la woon mais mère bi danaa jóg fajar bale defar génne beñeem saaf anyway mais geste boobu mu daan def dama seetlu ne loolu mooy li daan yor suñu kër parce que buñ ko dépendre woon ci peut-être salaire fonctionnaire suñu ndékkee añ amaana mun nañ bañ a reer te it sax daan nañ ko def comme ni koy famille yu bëri ni ko Sénégal ñu bëri daan dundee parfois nga ndékki añ tibb ca añ ba reer mu metti woon mais ma gis ne maire ba la mu daan jaay ci beñe macha allah vraiment muy jàmbaar dëgg moo daan yor sunu kër mu jóge si loolu parfois mu dem Gambie uti ji ay géej yi wala ba subaa mu jënd tisi gannaaw soo mi ngi si cuuraay donc ma gis ne la mu daan ñafe boobu naam xale laa mais loolu bokk na si li nga xam ne moo daan téye stabilité wu kër gi parce que entre location ak dund ak yeneen yëpp dafa metti woon soo gisee may rappeler anecdote boobu c'est juste pour te dire que ne loolu moo tax ma ne la jigéen ñi dañoo am place bu particulière dans notre programme li ñu gëm mooy commune bi ñu nekk ñu ngi voté budget wu 800 et quelques millions chaque année sooy voté budget 800 millions man ñi ma xam nañ ne sport laa bëgg sama télé football rek laay seetaan mun a may nawetaan 1 million di ko bàqoo ne ASC maa leen may 1 million ASC bu ne nga may ko 1 million nga wàcc pendant ce temps ñi yor ñooy doxal ASC yi nga wàcc pendant ce temps ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kër yi lan nga leen di defal les femmes ñu ne injustice boobu ni ñu jàpp ne moo koy réparer déjà dinañ fexe ba indi li nga xam ne moom mooy benn crédit municipal bu ñuy octroyer femmes yi crédit municipal la boo xam ne on va organiser les femmes déjà ñoom elles sont bien organisées ce qu'il faut c'est les encadrer indi le modèle canadien ou le modèle américain ànd ak ñoom si loolu fexe ku mën a may ASC 1 million par ASC 7 ASC moo fi ne mi 7 millions nga def si sport di nga si def 15 millions ku mën a def si sport 15 millions war nga mën a génne 50 millions ñu koy def ci biir kër yi ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi au moins ñu koy subventionné jigéen ñi seen kuréel yooyu nga xam ne formé nañ ko ba pare nga xam ne moom la ñu woowee seen i projet wala seen i groupement donc ñun dinañ indi crédit municipal boo xam ne dina leen organiser ñoom di leen allouer benn subvention wu 50 millions par année mun a accompagner les femmes ci loolu ba nga xam ne tey jii femme bu si ne autonomisation boobu ñu daan aspirer su ñun ak ñun du nekk ay wax kase mais dinañ ci dem accompagner leen parce qu'on est venu travailler pour elle ci biir loolu aussi léegi nañ nag fan yii nag ñu ngi leen di dig këru jigéen ñi mais ku def fukki at ak ñeent tabaxul la këru jigéen ñi bu la koy dig ba tey dalay nax naan la fee ci wetu arène ba dinaa ko fa def ay naxe mbaay la boo ko gëmee yow la soo ko gëmul yow la ñun lu ñu gëm mooy incha allahu rabbi dinañ fi indi maison de la femme cumulé ko mu ànd ak maison de la jeunesse incha allahu rabbi ñu tabax ko teg ko ba mu baax ba nga xam ne ku bëgg a defati formation wala femme bu am looy organiser bu soobee yàlla femme yi fi nekk yëpp non seulement dinañ leen organiser si li nga xam ne moom mooy éducation financière ba seen projet yooyu ñu xam nañ koy gérer mais au-delà de ça dinañ leen vraiment accompagner si li nga xam ne moom mooy ay wàllum formation ba ku si bëgg aussi entreprendre
sànq soo jugee ci formation ba jël fa sa xaalis di nga xam sa xaalis fii nga koy entreprendre fii nga koy dugal et puis si biir loolu aussi éducation financière dina si am de telle sorte que aussi xaalis boo munti dugal tamit doo du li nga xam ne moom mooy du nul. donc loolu aussi vraiment bokk na si mbëbët yi nga xam ne indi nañ ko pour loolu mais yemuñu foofu parce que nag suñu raq yi saa su ne ñun ak ñoom ñooy daje ci terrain yi di waxtaan di daje ci colloque yi di daje ci atelier yi mais ak bu weesoo loolu aussi di daje ci li nga xam ne moom mooy réunion yi si biir loolu aussi il faudrait que ñu xoolaat sunu nu mairie bi di accompagner suñu école yi te loolu aussi ñu ngi ci ba nga xam ne gis nañ ni am na désagrément buy am entre xale bu jigéen bi gis ay règlam ca école ba ak vraiment taxaw bi war ci école bi parce que parfois am na parents yoo xam ne ak seen doom communication bi jàllul nu mu war a jàllee si biir loolu aussi dinañ fexe ba suñu école yëpp incha allah rabbi dinañ am bàjjenu gox boo xam ne dina ñëw di waxtaan ak ñoom si loolu dinañ fexe ba mouchoir yooyu serviette hygiénique yooyu nga xam ne moom la xale yi jigéen yi di jëfandikoo bañ ca tollee dinañ ko am waaye ñu wax si lenn mooy cet gi si suñu biir école parce que tamit xale bu demee ba toll foofu infection ak yu ñu mel da koy yomb kon ci biir loolu aussi il faudrait que xale yi jigéen di am toilette yoo xam ne toilette yi mucc ayib la ñu xool aussi nan la mairie bi di def accompagner école yi de telle sorte que aussi incha allahu rabbi côté boobu noonu yëpp école yi dootuñu si amati benn jafe-jafe li ñu indil jigéen ñi aussi bëri na suñ koy wax yaakaar naa ne mun nañ fi yenn mun nañ fi fanaan ndax jigéen mooy kër jigéen mooy nation te ñun yamuñu rek ci di ko wax dañu ànd ci di ko wax ak di ko jëf. ci équipe municipale bi aussi ci recrutement yi personnel yi aussi di ngeen veiller à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes peut-être bu fekkee ni am nañ ay compétences qu'il faut. et que voilà loolu tamit peut-être dina bokk ci nga xam ne mu benn ngeen ko am déet. waa xam nga tey yaa ngi wax par rapport équipe municipale bi je pense que foofu moom déjà rek loi dafa réparer lu bëri parce que léegi moom liste yëpp parité la donc autant de femmes autant de si ñu mën a recruter waaw autant de garçons maintenant recrutement moom nañ koy teg rek ci base compétence voilà recrutement nañ koy teg ci base compétence te loolu soo ma ci permettre aussi yaakaar naa ne ñun yoruñu benn responsabilité à part bi ñu yàlla jox mais soo xoolee depuis 2014 depuis décembre 2014 à nos jours nga xam ne mi ngi ci juróom-ñaari at bëri na ay doomi gox bi ay doomi banlieue doomi Pikine Nord mais banlieue de manière beaucoup plus large yu jaar ci sunu loxo ñu leen di utal xëy parce que loolu aussi dafa am importance ma bëggoon ci tuuti rek wax muy ndaw buy ànd ak politicien mu dëkkee di la may rendre le service mu ngi lay lor parce que nag ku lay jàngal ku lay may mu jàngal nu ñuy nappee moo ko gën kon nag ñun ñi ñuy àndal ñu ci ëpp wala au delà sax ñi ñuy àndal parce que ñi ko defal lu ci ëpp xamuñu leen maa ngi lay wax léegi ne la ëpp na 200 li jaar suñu loxo parce que gëj nañaa def mise à jour ba koy xam mais jaar nañ suñu loxo yàlla wërsëgal leen ñu am seen liggéey di ci jaamu yàlla di yóbbu seen kër te amuñoo ak ñoom benn chantage non da nga may politiqueal wala da ngay def lii wala leneen dañ ko def parce que dañ koy jaamoo yàlla kon nag loolu aussi bëgg naa sama moroomu jeunes yëpp ñu bàyyi ci xel dëkkee topp ci ginnaaw nit pour mu lay may xaalis demal nga góorgóorlu uti loo am su la mënul utal xëy nga jàpp sa bopp am indépendance am autonomie demal nga góorgóorlu nga wuti loo am moom moo ko gën mais dëkkee ñu lay may moom vraiment loolu maa ngi ciy woo aussi ñi nga xam ne dañu bëgg mairie yi ñu bàyyi xale yi ñuy nax di leen lor. effectivement donc pour laataa ñuy jàll ndax xam naa ne war nañ jege 30 minutes yi est-ce que tey am nga su ma ni la woon nga jox ma 3 raisons rek yoo xam ni moom nga ñu war a wax moom nga ma war a wax man en tant que féministe les jeunes femmes les jeunes aussi d'une manière générale la population 3 raisons rek pour voter pour toi que yan raison lay doon en fait. waaw jërëjëf man nag vraiment xam naa ne li nga wax rek pour voter pour moi damay wax pour voter pour nous parce que déjà on est une équipe de jeunes mooy beneen bi ci des mooy ñun politique du suñu métier lii ñu dugg nii yow sa place fii la nekk ak say moroom képp koo xam ne da nga gëm justice képp koo xam ne da ngay xeex injustice képp koo xam ne da nga gëm ne ñii di def politique depuis Senghor ba léegi nii ñuy politiquer nii bokk na ci li suuxee suñu réew nga xam ne fii mooy sa place ñun chez nous amul Messi amul maire champion amul maire patati wala maire patata foofu équipe la boo xam ne ñun ñëpp ñoo yem d'égale dignité équipe la boo xam ne lenn moo ñu animé mooy defar gox bi képp koo xam ne nag defar gox bi ñor na la
donc yaakaar naa ne fii moom mooy sa place mais amuñu benn faveur boo xam ne vraiment ñeneen peut-être ñu ngi koy jouir feneen ñu koy déedéet dañu bàyyi suñuy yitte gëm ne développement gox bi ñun la war yàlla du wàcc defar ko ay chinois duñ ñëw defar ko ay japonais duñ ñëw defar ko te nag naam ñi fiy nekk di def politique ni ñuy defee politique du nii ba pare nga toog sa kër dafoo dara bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di dooleel donc loolu moom moo tax vraiment ñu ñëw ci lii woo la en tant que liggéeykat woo sa moroom en tant que liggéeykat woo sa moroom aussi en tant que ndaw parce que nag dëkk boo xam ne damay waaw voilà quoi je m'amuse tout le temps à le rappeler la plus grande mascarade mooy c'est de faire croire aux jeunes que ne ils sont l'avenir de ce pays alors que dëkk boo xam ne la moyenne d'âge est de 22,4 ans on a énormément de combats à mener énormément de combats à porter du si rek local yi mais na nit ñi tout le temps aussi di am benn différence di ko mën a def mooy man opté wu ma pour def politique moo tax bu ñu may xaar toujours comme ni ñuy xaaree yeneen politiciens wala di ma xaar si loolu donc man j'évolue de manière spontanée parce que damay gëm ne lii war naa ko xeex ma jug xeex ko mais milité wu ma si benn parti donc toujours may bëgg di rappeler waat loolu di lancer waat appel bi rek war a di ko lancer say moroom rawatina la jeunesse mooy nañu ànd ñu liggéey suñu gox nañu ànd su dee bëgg nañ. suñu commune ñu ngi voté 800 millions budget suñu bëggee mu dugg milliard ak lu topp dañu àndandoo ñu def ko parce que ñañ daan voté ndool 800 millions tey ñu ngi voté 1 milliard ak lu topp ñu daan voté 300 millions suñu ginnaaw tey ñu ngay voté 800 et quelques millions suñu bëggee am cadre de vie boo xam ne dafa sain respecte comme ni nga xam ne noonu la ko constitution waxee muy comment encore le droit à un environnement sain donc loolu aussi ñu ngi leen ci woo ku bëgg loolu na nga ñëw ñu ànd liggéey ku bëgg nag dëkk boo xam ne vraiment dañ koy liggéey mu am gouvernance bu sobre ñu ngi lay woo ci li nga xam ne say moroom ñoo fi ne ñu àndandoo defar sunu dëkk. merci beaucoup Jupiter ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf xam naa man maa leen di remercier encore di leen encourager waat vraiment di wax ne li ma fekk fi dal na sama xel macha allah parce que xëy na gëj nañ gisee donc dama la doon suivre juste à travers la toile mais macha allah lii nga nekk rek mooy lan mooy déjà ñun liste bi ñu woote mooy liggéeykat yi donc liggéey moo am solo kon ñu ngi la si encourager di encourager vraiment équipe bi nga nekkal yëpp di ñaan Pikine Nord yàlla na fi jàmm sax élection yi ñu jëm aussi may lancer benn appel. di ko lancer aussi li nga xam ne moom mooy askanu Pikine Nord bu leen benn politicien jaral ngeen di reyante jour élection jug leen ngeen dem voter ci li ngeen jàpp mooy li gën te ngeen moytu ñu leen di nax ku yor xaalis nag di leen ko jox jël leen parce que seen xaalis leen di jox mais jour élection su jotee ni ngeen mën a def la part belle des choses ngeen mën a def différence xam entre ki leen di liggéeyal ak ki leen di nax parce que ki ngeen fal juróom-ñaari at la falu juróomi at gisu leen ko kenn gisu ko mu jëfandikoo lu ëpp 4 milliards ci seen xaalis nga xam ne amul foo mën a wax ne foofu la feeñ seen koñ un an et demi mu ñëw ci quartier yi ci koñ yi di leen may ay 200 000 100 000 50 000 fu ne mu jënd fa téléphone parce que se sent menacé kon nag jël leen seen xaalis parce que moom la yorul lu mu leen jox seen xaalis la tibb di ko pasaree jël leen ko mais su jour élection jotee ngeen xam li gën xam li ngeen bëgg xam lu leen di jëmale kanam wasalaam.